asalaamaaleykum ñu ngi leen di béggee di leen gërëm di leen sant ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci suñu chaîne bi di A2S Pro. Je vous retrouve encore une fois avec un immense plaisir. Continuez leen di abonné ngeen bës cloche de notification su ko defee bépp vidéo bu ñu dugal ngeen mën ko am à temps réel. Tey nag on va parler du nouveau gouvernement de Macky Sall. Président Macky Sall indiwaat na premier ministre kan la delloosiwaat kooku mooy Amadou Ba nga xam ne c'est son fidèle compagnon. dàqoon na ko ba mu yàgg mu indiwaat ko indi boo xamante ni indi ñàkk pexe la léegi si lu ñuy njëkk a wax mooy Macky Sall dafa yàgg di foowee sénégalais yi poste premier ministre dafa nekk ci constitution bi président dafa war a am un premier ministre boo xamante ni moom mooy jiite gouvernement bi mu toog ba mu neex ko mu supprimer ko def ko procédure d'urgence ci assemblée nationale mu toogaat ba mu neex ko encore mu indiwaat ko. bi mu ko indiwaatee lan la ñuy wax ban prétexte la jël mooy def ne moom mooy président Union africaine te loolu 1 an la de président en exercice bu Union africaine du am jot il faut mu am premier ministre boo xam ne daf ko doon xaar da koy xaar Sénégal pour moom bu tukkee parce que lu muy voyager dafay bëri ak yooyu noonu quoi même bu dul nekk président Union africaine sax Macky Sall lu muy voyager dafa bëri ay voyages yoo xam ne c'est des voyages inutiles te loolu ay soob la loolu taxutoon mu supprimer poste premier ministre bi Macky Sall dafa nekk ni koo xam ne. dafa soxor dafa bon yéenewul kenn lu baax moom boppam rek la yéene jàmm ak jabaram ak waa këram ay gorom ak ay rakam mais ku ko mooy yéenewul kenn jàmm lu mu bëgg mooy ay xusma ñàpp ay suq yu topp ci gannaawam lépp lu mu wax ñu ne ko baax na maanaam ay larbin bu tisoolee ñu ne ko yarhamukallah loolu la bëgg te am na nit ñoo xam ne nag dañuy am ambition mais Macky Sall bëggul ko am ambition loolu moo tax ci remaniement boobu noonu ci la dàqee woon Amadou Ba dàq ñoom Matar Cissé dàq Aly Ngouille Ndiaye dàq maître Omar Youm jëlee Mimi Touré conseil économique et social environnemental raxas ñëpp ñi nga xamante ni ils étaient ambitieux loolu la woon waaye delloosi bi dafa toog ba mu yàgg mu ñàkk pexe delloosiwaat Amadou Ba parce que tamit Amadou Ba wax dëgg yàlla. moo Macky Sall ku nekk am na loo xamal sa morom nga toog dañuy moytuwante bi ko Macky Sall dàqee ci gouvernement bi dafa dem toog nekk benn taalibe quoi benn taalibe Macky Sall soo ko invité télé wala nga talal ko micro di ko interviewé mu ne la man jotewuma ak Macky Sall dara amul benn animosité bu am suñu diggante ak Macky Sall maa ngi réitérer sama fidélité ci côté Macky Sall ak sama engagement nekk koo xam ne. c'est un bon disciple Macky Sall genre yooyu la bëgg taalibe la bëgg lu tax nag Amadou Ba comporté woo noonu ci temps boobu noonu yëpp mu toog Macky Sall dàq ko ci gouvernement bi xam nga amul métier amul dara dem toog liggéeyul dara nekk chômeur lu taxoon mu noppi mooy ne ñoom ñaar ku nekk da ngay moytu sa morom parce que kenn ku si nekk yaa ngi toog ci benn bombe boo xam ne bu explosé rek du baax ku nekk da ngay moytu sa morom léegi nag comme Amadou Ba il a été un bon talibé un bon disciple toog yaru noppi clashul deful dara soo waxee mu réitérer sa fidélité ci côté Macky Sall Macky nag ne xaaral ma oo ko parce que Amadou Ba mas na dem TFM ci émission Pam Ngagne Ndiaye mu ne ñoom dañoo bëgg a dem ba 2035 kon déjà su fekkoon ne amoon na ambition tamit amatul ambition parce que xëy na am na lu muy moytu xëy na mu ngi moytu waa ji fagaagal ko parce que Amadou Ba dafa bëri xaalis te xaalisam bi mënu ko justifier un inspecteur des impôts et domaines fan lay mën a jëlee xaalis boobu xanaa su doon loolu Ousmane Sonko nekk milliardaire comme moom mu jógee fa nekk ministre lan la fi nekk directeur général des impôts et domaines nekk fi ministre des finances et de l'économie nekk ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur loolu rek la fi nekk gum ci Sénégal poste yooyu yëpp boo ko boolee si sa salaire nga war a yem ak sa ay indemnité mais loolu mënu la def milliardaire mais Amadou Ba c'est un multimilliardaire kon tey bu fi nekkoon di fépp tey Macky Sall ñëpp xam nañ ko dafa soxor moom justice am bi la yore rek moom xam nga Macky Sall moo yore justice bi am ay juge am ñooñu la lay booleel ñu jàpp lu tëj la ci kaso bi moo tax Amadou Ba xëy na mu noppi wane yaru wane taalibe ba waa ji dem nag ba xam ne kii taalibe la mu ne xaaral ma awaat ko parce que ñaawoon nañ jortu ne Amadou Ba amoon na ambition mais ci diggante bi nga xamante ni ci la ko Macky dàq ci gouvernement bi diggante boobu ci la demoon ci émission Pam Ngagne bi wax fa wax boobu noonu ne dañoo bëgg a ànd ak Macky Sall ba 2035 léegi nag xëy na Macky Sall ci diggante bi gisul Amadou Ba
def benn activité boo xamante day war a ne am na ambition ba pare waxal na ko wax jooju noonu TFM ba pare def na ko fi tête de liste au niveau des Parcelles Assainies donte dañ kaa gagné ci élection yi nii passé xam nga ak élection mooy élection locale yeeg élection législative yëpp dañ leen a gagné. donc kon Amadou Ba Macky Sall daf ko indiwaat parce que xam na ne fu mu nekk nii su fekkoon ne am na ambition amatul benn ambition waaye nag am na mérite Amadou Ba ci benn côté man ci benn côté rek laa ko nawee ah mooy ne il a une forte personnalité wax dëgg yàlla gis nga saaga Ousmane Sonko yi di waa APR yi nekkee kenn mosu ko cee dégg doo ko dégg mu wax Ousmane Sonko lu ñaaw doo ko dégg mu wax waxu Adji Sarr te Adji Sarr xoola am na ay personnalité yu bëri yoo xamante ni tey pour bëgg lu neex Macky Sall rek yàq nañ seen crédibilité bu yàgg bi ñu waxee ci Adji Sarr mbiru Adji Sarr maanaam ku am classe am personnalité am vergogne am looy bañ waroo cee wax parce que mbiru caaxaan la mbiru fen la ba pare doomi jàmbur lañ jël utiliser ko contre un adversaire politique maanaam c'est sale dafa salte loolu ku set waroo cee dugg ku nekk gor gu set wecc waroo ci dugg mais nag Amadou Ba wax dëgg yàlla mosuma ko dégg mu wax Ousmane Sonko lu ñaaw masul bokk ci yooyu voilà wax dëgg yàlla loolu tamit man naw naa ko ci loolu quoi donte nawuma ko ci benn côté parce que c'est un milliardaire te wax dëgg yàlla amul dara lu ko mën a def milliardaire amul entreprise inspecteur des impôts et domaines la wax naa poste yu mu fi occupé woon directeur général des impôts et domaines ministre ñaari yoon affaires étrangères ak finance donc loolu mënul mën a may kenn warul mën a may kenn xaalis voilà léegi nag ma ñëw ci yeneen membre gouvernement bi gis ngeen tamit Antoine Diome bi nga xam ne Macky Sall moo ko forgé ci bon ci répression ci toroxal nit ci def nit lu ñaaw ak lu bon voilà fu ñu commencé ñëpp xam nañ ko mooy CREI yi mu def ko substitut procureur ak procureur Aliou Ndao ñu dem ba mu yàgg xam nga daaneel nañ Karim Wade léegi nag mu yóbbu ko daf ko agent judiciaire de l'État bi nga xamante ni Moussa Bocar Thiam bi nga xam ne PS la nekkoon transhumé ñëw seeyal boppam APR moom moo ko fa remplacé bi mu fa jógee voilà gis nga bi mu nekkee agent judiciaire de l'État Khalifa Sall lañ daaneel xam nga léegi nag mu récompense ko jox ko ministère de l'intérieur un ministère de souveraineté maanaam nit koo xam ne dama lay sant Sall buloo soo ma ko defalee rek ma récompenser la neexal la léegi nag yóbbu na Antoine Diome ministère de l'intérieur lan la ko sant foofu noonu mooy jàppal ma manifestants yi jàppal ma activistes yi jël ay nervi dugal leen biir police bu activistes yi di marche ñu encagoulé wu ñëw di leen dóor dawal oto bi ba diggante Diamniadio ak Thiès dam sànni ji leen foofu xam nga élection locale yi gis ngeen nu mu fi def ak préfet yi ak sous préfet yi nekk ci yenn dëkk yi mooy administration territoriale bi jox na leen fi ay instructions pour ñu invalider liste Yewwi Askan Wi xam nga éliminer liste titulaire bu Yewwi Askan Wi mooy liste nationale bi éliminer ñoom Ousmane Sonko ñoom Déthié Fall ñoom Aïda Mbodj ténor yi nekk foofu yëpp ah ñoom Malick Gakou ñëpp mu éliminer leen kon kooku wax dëgg yàlla il a fait un bon boulot selon Macky Sall nee naa leen Macky Sall moom lu salte lu ñaaw lu bon lu tilim lu xasaw la bëgg maanaam yow feeg dafa lu bon ak lu ñaaw ak lu salte soit nga nekk saagakat wala nga nekk koo xamante ni yow fuñ la fekk yaa ngi complot pour def nit lu ñaaw rawatina ak seen adversaire politique yi moom du kontaan ci yow donc Antoine Diome boobu nag maintenir na ko au ministère de l'intérieur récompenser ko woon ko ne ko vraiment je suis très content de toi parce que tu as fait un bon boulot un excellent boulot xam nga donc Moussa Bocar Thiam boobu nga xam ne bi mu jëlee Antoine Diome agent judiciaire de l'État bi mu ko fa jëlee Moussa Bocar Thiam boobu la fa yóbbu Moussa Bocar Thiam boobu tamit gis nga Macky Sall mu ngi gën a kontaan ci moom parce que kooku tamit bu leen fàtte ne c'est un recruteur de nervi bi Macky Sall demee Fouta moo fa nekkoon recruter ay nervi ñu doon dal ci kaw nit ñi di leen duma voilà ñoo doon duma ndaw soosu tampi avant muy transhumé saagakat boobu moom tamit donte gars yi gëj nañ kaa dégg xawma lu ko dal voilà Moussa Bocar Thiam boobu tey Macky Sall neexal na ko daf ko ministre de la communication voilà moom ay saagakat la bëgg ay defkat lu ñaaw
maanaam Macky bëggul ko clean bëggul ko set. Macky Sall dafa récompenser ces insulteurs maanaam ay insulteurs yoo xam ne Ousmane Sonko lañ doon dem di saaga léegi récompenser na leen ku ci mel ni Yankhoba Diattara nga xamante ni il ne représente rien c'est un faux type du nitu dara Yankhoba Diattara un imposteur un menteur de classe exceptionnelle arrogant moom la Macky Sall jël def ko ministre des sports wax dëgg yàlla Matar Ba ak nu mu manti demee nitu kóllëre Macky Sall la booyu Macky Sall moo ko yar Fatick la dëkk xam nga nekkoon conseil municipal foofu noonu bi Macky Sall nekkee maire muy ànd ak Macky Sall ci parti bi dem bañ dàq Macky Sall assemblée nationale muy continuer di ànd ak moom Macky Sall créé parti muy ànd ak moom xam nga am na mérite quoi te wax dëgg yàlla Matar Ba luñ manti wax il est correct moom it gis nga waxu caaxaan yi ma doon wax sànq kenn mosu ko ci dégg wax dëgg yàlla mosuma ko dégg mu fiy wax ay wax yu ñaaw Ousmane Sonko bon mën nañ ko laaj nag ci Ousmane Sonko mu wax xalaatam en tant que koo xamante ni moog Ousmane Sonko bokkuñ idéologie politique bokkuñ parti xam nga Ousmane Sonko tamit seen opposant la xam nga waaye doo ko dégg mu wax ju ñaaw wax dëgg yàlla Matar Ba te sport bi tamit wax dëgg yàlla suñu waxantee dëgg def na ci jéego yu li mu man liggéey na ci ñuy wax naan ay jàngam soriwul ñi ko gën a jàng sax xëy na moom résultat yu mu defu ko yàlla def na ci moom lañ jëlee Coupe d'Afrique voilà donc Matar Ba il a été toujours fidèle à Macky Sall léegi nag Macky Sall kooku la jël remplacé ko ak un transhumant mu Yankhoba Diattara koo xam ne xamadi ci moom la commencé te ci moom la yem ñaaw la meñ ci moom la commencé ci moom la yem génn na fi saaga fi Ousmane Sonko attaqué fi menacé te gañewul Thiès amul benn poids électoral élection yi passé yëpp dañ ko duma mook mentoram bi ca seen bureau de vote yi Thiès léegi nag Macky Sall jël na ko def ko ministre des sports jëndee ko ak Matar Ba nga xam ne ñoom ñaar kóllëre moo leen boole Yankhoba Diattara il est incompétent lenn la man mooy wax ju ñaaw te Yankhoba Diattara melu toon noonu avant de bi mu transhumé ci la ko arrogance bi dab nii te dañoo xam ne Macky Sall ku arrogant la bëgg saagakat la bëgg xastekat moo tax récompensé na ko keneen ki mooy Pape Malick Ndour borom faux compte yi moom ci Facebook bi lay nekk maanaam réseaux sociaux yi ay Instagram ak fépp créé ay faux compte am di saaga Ousmane Sonko di saaga nit ñi voilà am na benn faux compte boo xamante ni yeneen koy seen mu tudd Anita kooku ñu bëri ñu ngi ko koy jiñ na moom la te gars yi bu ñu la waxee ne la kii la rek c'est parce que def nañ ci ay recherche parce que nag nañu waxante dëgg de Sénégal ay booy yu xarañ ñoo fa nekk ñoo xamante ni ay ingénieur en informatique lañ xam lan mooy informatique ay ci trop bu ñu demee ba génnee la benn faux profil ne la diw la rek xamal na diw la voilà parce que mën nañ def ay gëstu ba xam ne yow la wax dëgg yàlla fii nii gars yi luñ bëgg a xam dañ koy xam léegi Pape Malick Ndour boobu noonu il a sillonné tous les plateaux télévisés ah mooy presse en ligne beeg ak presse classique bi fu ne mu dem fa di attaquer Ousmane Sonko di saaga opposition bi Macky Sall tey jox na ko mu nekk ministre de la jeunesse voilà donc loolu mooy récompense am moom ci saaga Ousmane Sonko kon Macky Sall bëggul ko am valeur bëggul ko am dignité moom ku mu bëgg mooy nit koo xam ne nit kuy saaga nga nit kuy sàcc parce que gis nañ ne Macky Sall moo fi doon promouvoir ay sàcckat di leen encourager Macky Sall c'est un président receleur Djibril Ngom bi mu fi sàccee liste Yewwi Askan Wi Matam mais Macky Sall da ko recevoir ci palais bi décoré ko ba gars yi gis ay enveloppe bu xaalis yu mu koy jox ba pare mu tiimoon di bind gars yi naan chèque la doon bind noonu ba pare recevoir ko suñu palais bi palais de la République kon Macky Sall yàgg na nërmel suñu ay institution beneen bi mooy saagakat boobu nekk Paris doon ko saaga ndey moom ci boppam la doon saaga ndey mu recevoir ko bu mu demee Paris dafa ak moom interview boo xam ne journaliste sénégalais yi sax loolu ñoom mënuñ kaa am kon Macky Sall nit la koo xam ne bëggul nit ku baax bëggul ko am valeur ñi muy àndal ñu ci am valeur sax da leen di sànni fële faalewu leen lijjantiwu leen voilà beneen bi mooy Doudou Ka moom mooy le recruteur le grand recruteur des nervis moo fi recruter ay nervis ñuy dal ci kaw gars yi yéen a ngi fàttaliku Ziguinchor moom moo daloon ci kaw président Ousmane Sonko bi Ousmane Sonko ñëwee seet si waa UNACOIS te foofu ak seen kër ñoo jàkkaarloo mooy Bukot foofu mooy ville Ziguinchor bi mu ne Ousmane Sonko moom lay provoqué tax mu attaqué oto Ousmane Sonko bi attaqué cortège am bi aéroport tamit bu Ziguinchor attaqué woon nañ fi Ousmane Sonko te loolu yëpp moom moo nekk ci gannaaw léegi Macky Sall ay bandi ay agresseur ay recruteur de nervi ay voleur ah moom ñooñu lay promouvoir voilà donc beneen bi mooy génnee na Amadou Hott moom
dafa warte sax ànd ak Macky Sall parce que dafa am nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla c'est incompatible sax ñu ànd ak Macky Sall moo tax moom yàgg gi mu yàgg ci gouvernement bi sax man daf maa jaaxal quoi ñooñu war ñoo ànd ak Macky Sall parce que ñooñu c'est des intellectuels de haut niveau ba pare nekk ay nitu valeur quoi ñooñu war ñu di ànd ak Macky Sall voilà beneen bi mooy le tailleur de la constitution muy Ismaïla Madior Fall ñëw na nekk un intellectuel malhonnête moo fi nekkoon di wax ne Macky Sall warul am 3e mandat parce que moom moo bind constitution bi wala ci ñu ko bind la bokk ñu def nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs mu taxaw fi wax fi lu ne dem nag ba Macky Sall bëgg a wor Sénégalais yi moom mu jàppale Macky Sall ci wor bi mu war nar a wor Sénégalais yi Macky Sall naan je vais pas dire oui je vais pas dire non je vais dire ni oui ni non moom tamit mu commencé ñu laajaat ko ci mu commencé naan en principe moom boo ko waxee rek mooy commencé nga di wor taxawoon na fi tamit ne Ousmane Sonko du fi mos a nekk président de la République moom Ismaïla Madior Fall moo wax loolu te tekkiwul dara ci politique tëngeej gi mu dëkk mënu faa gagné tous kon kooku Macky Sall lu mu koy doyee lu dul ñëw mu retaayal ko li nga xam ne moom mooy 3e mandat bi loolu moo tax mu indiwaat ko ministère de la justice kon ki fa nekkoon di Malick Sall moog Ismaïla Madior Fall c'est la même chose 6 mooy 9 ñoom ñaar duñ dara duñ ay nit dara man Sénégal laa gis ay intellectuels yoo xam ne amoon crédibilité nekk ay nit ñoo xam ne ils étaient respectés quoi Macky Sall ñëw pour ay affaire poste ak privilège ak avantage décrédibiliser leen dévaloriser leen devant tous les Sénégalais te Ismaïla Madior Fall mii ci la bokk c'est un intellectuel malhonnête waaye nag bu la wóoree ne Ousmane Sonko mënoo ci moom dara loolu moom bu eboo nga gëm ko nga takk ko téere keneen ki mooy le plus grand imposteur de l'histoire de la politique sénégalaise mooy Aliou Sow yàggul dara fii la génn di tirer ci Macky Sall dem TFM naan Macky Sall suma digganteeg moom jeex na parce que Macky Sall bëggul nit ku tekki bëggul ku am ambition mu faagaagal la dafa soxor wax bu ñaaw bu nekk mu wax ko Macky Sall mu ngi nii après négocier waat na ak Macky Sall dem ànd ak Pape Diop nekk ci télévision yi au lieu que mu dem campagne yi liggéey ci élection yi passé muy attaqué Yewwi Askan Wi naan leen Yewwi Askan Wi di saaga Ousmane Sonko suba ngoon guddeeg bëccëg donte ñemewul tudd sax turu Ousmane Sonko mais buy wax dañuy xam ne Ousmane Sonko lay waxal te Ousmane Sonko ñooñu xaajul bay nekk seen nawle du seen morom donc gis nga moom moo doon attaqué Macky Sall fan yi ndeke moom attaque yëpp dafa bëggoon a ñëw ci gouvernement bi donc def nañ ko ministre fu mu nekk nii xam naa ne dina noppi te nag fàttewuñ li ñu doon wax ci 3e mandat bi de sa làmmiñ bu rëy bi nga yore nekk ci télé yi di wër naan Macky Sall war amul droit def 3e mandat ba nga naan mas nga dem këram añee fa bi ngeen añee pare ngeen di waaj a julli jumaa nga dugg ci livre am bi dem ci page xawma 160 dugg fa fii Macky Sall di waxee ne sénégalais yi jox ngeen ma benn mandat 2012 ba 2019 maa ngi ñaan ngeen renouveler ma seen confiance joxaat ma beneen mandat mu nekk second et dernier mandat ba nga naan Macky Sall foofu dafay piéger nit ñi da nga naan Macky Sall mii pour mu bàyyi nguur gi il faut que nit ñi taxaw ci pour mu bàyyi ko parce que bu xasee ba dugal loxoom ci ndab li pour mu génnee ko il faut que ñu seppi ko yow yaa ko fi wax yàggul dara TFM matul sax 1 an kon nag sa wax jooju ñu ngi lay déglu ba xam bu Macky Sall bëggee def 3e mandat fan ngay mujjee ak moom sénégalais yi am leen fulla am leen fayda gis nga Macky Sall mii bu mu ñu gënal suñu réew ay intérêt personnel am bu mu ñu gënal suñu réew dafa judd fekk fi Sénégal te Sénégal day continuer day dee bàyyi ko fi moo ñi mu àndal ñëpp sénégalais yi def nañ seen choix ba pare te ñëpp xam nañ ko seen choix ñu ngi ko porté ci président Ousmane Sonko te loolu ñëpp xam nañ ko léegi nag président Ousmane Sonko boobu ñu porté seen choix ñoom ay pexe lañ bëgg a def nag ba ne dañ koy éliminer loolu bu leen ko nangu tey bu leen ko nangu ëllëg yéen a moom seen réew yéenay xool ki leen neex ngeen jox ko bi leen Macky Sall neexee en 2012 da ngeen ko yëkkati jox ko réew mi kon nag amul benn droit ñu jox ko nguur gi mën a defee agrippé wu ci nguur gi di xeex ki ngeen bëgg yéen waru leen nangu mu leen di xañ ki ngeen bëgg te ci tànk yooyu la ñu nekk loolu moo tax pexe bu nekk ñu ngi koy def pour fexe Ousmane Sonko di nekk candidat parce que xam nañ seen bopp balul insaanu ala nafsihi basiran kenn ku nekk yaa gën a xam sa bopp
xam nañ ne ñoom ak Ousmane Sonko du combat heure bu ñu àndee dem élection Ousmane Sonko da leen di duma yu métti loolu lañ xam comme nag ñoo yore appareil d'état bi yore nguur gi yore police yore gendarmerie teg loxo ci justice jàpp nañ ne mën nañ utiliser doole pour forcer par force continuer toog fi wala mu ut nitam teg ko fi loolu kenn waru kaa nangu ñun ñoo war a xool ki ñu neex ñu jox ko réew mi ñaari mandat la am droit def bu ñaari mandat yam jeexee na dem yoonam voilà asalaamaaleykum wa rahmatullah